jërë ngeen jëf mbokk yi ñuy rafetlu seen ànd ak seen site dakarmatin.com fan yi yëpp ci ginnaaw diggee nañ ay live yoo xam ne mujjuñu koo def ndaxte ay tënk-tënk jamono ñu tàmbali di nuyu famille bi yëpp di baalu àq ci tamxarit bi ñu génn di baalu àq ñëpp ba mu des nit ñi nga xam ne rey sénégalais yi lañ fi nekkee di leen jàpp goo xam ne teguñu ko fenn di leen jaay doole ñooñu baaliwu leen àq baaluñu leen àq di jël nuyoo bi nag comme ni ma koy faral di defee teg ko ci loxoy Reine Mère mu wasaare ko ci panel bi yépp yëkkati kàddu dafa jot moo tax anam yi dañ defee live sax defuñu ko tey ñu def ko ci beneen anam mais dafay jaadu ci réew bu ñu nekkee ci yenn jamono yi yenn ñaawteef yi bari fi lool day jaadu ñu yëkkati suñu kàddu wax ak askan wi yépp ndax li ñu def bërki Dembo Njaay teg lexu kii nga xam ne moo di Ousmane Diagne bu mafia kaj-kaj képp ku nekkul naafiq nekkoo nit koo xam ne doo waxkatu dëgg nga jàpp ne lépp luy am ci àddina yàlla rekk a fi nekk keneen nekku fi kon dafay jaadu nit di wax dëgg ci àqulaayi taalaam xamen ne teguñu ko ci benn base bu légal dégg nañ avocat Maître Bamba Cissé mu wax ndaxte li ñuy jiiñ Ousmane Diagne moo di fan yee ci ginnaaw dañoo gis ne am na journaux yu bari yoo xam ne kuy waxal yàlla te yàlla tax sénégalais yi xam nañ ne duñu jëlati seen ñaar fukki dërëm di ko jëndee benn journal ndaxte li ñuy joxe ci xibaar méngoowul ak li sénégalais yi di dund ak li nekk dëgg la preuve buñ doon sukkandiku ci presse rek Yewwi Askan Wi du am résultat yi nga xam ne moom la am ci élection législative yi ñu génn booy yi nag en guise de représailles jël ay journaux di ci bind leneen ñu koy tuumal Ousmane Diagne te amuñ ci benn firnde li ci gën a garaaw moo di Ousmane Diagne moomu amul benn journal bu ko porté plainte nommément ne Ousmane Diagne moo jël suñu journal changé ko def ci leneen procureur moo autosaisiru xalaat ne faw ñu teg loxo Ousmane Diagne te nag du na guléet ñu def ko njëkkoon nañ ko fi convoqué Serigne Bassirou Gueye ci boppam ba mu nekkee procureur de la République moo ko fi convoqué woon nangu portable am ñu yóbbu ko dig entendre ko confisquer li nga xam ne moo di téléphone am parce que boobu mafia kaj-kaj bi juddu jaaxal leen ci réseaux sociaux yi mafia kaj-kaj bi mu neex leen mu naqadi leen slogan bi benn la Macky Sall moo ma waxoon ci émission bu ma séq nag moom ne la magie du clic fera face à la toute-puissance du flic et du fric. La magie du clic fera face à la toute-puissance du flic et du fric. Yàlla nangul ko lox jooju mu dal ci kawam moom ñu gis na nguur gi nguuru kàcc la ak nguuru sàcc mafia kàcc juddu ne la mafia kàcc fera face à la toute-puissance du kàcc muy ay fen et du sàcc mooy alalu réew mi ñuy luubal
loolu dañoo foog ne sax ay ngandam groupe la yu rëy yu garaaw yoo xam ne dañuy def alors que ay booy la yoo xam ne jàpp nañ ne war nañoo contribuer ci réewum Sénégal nu muy doxee ñu ne dañuy indi seen participation du réseau du groupe naam am na ay ndaw yi ci xamante mais ku nekk fa nga nekk yaa ngi fay def liggéey bi nga war a def jàppee sa bopp mafia kaj moo ne ñoom ñi ngi jël ay millions yu bari lool di ko fay ay xale ñu nekk ci réseaux sociaux yi waaye yàlla def nag ñu ñooñu amuñu xam-xam saaga rek la ñuy def yàlla na ma yàlla musal ci jur doom boo xam ne amul benn xam-xam lu dul saaga yàgg naa la wax xale yi saaga ak ñuy wax yu bon moom defe naa nañ mere seen papa ak seen yaay ndax ñooñu ba ñuy lëkkaloo moo neexutoon parce que yàlla nañu yàlla musal ci jur doom boo xam ne saaga rek lañ koy fayee ñoom ñi ngi am ay nit ay booy den fay ñuy saagal Pape Alé saagal Sonko saaga nga ko saaga yaayam saaga papam saaga ak général waxal ko lu ne teewul buñ demee ci élection résultat yi gën koo favorable kon ngeen xam ne seen yoon woowu ngeen jaar baaxul seet leen beneen dañuy fay bay fay ay xale ñoom seen biir xale yi di saagante ñoom ci groupe APR groupe gouvernement bi mafia kaj nag lépp lu muy génne mooy saa bu Macky Sall waxee méngoowul ak la mu waxoon ñu vaar ko muy dëgg gu wér péng dañu waxante dëgg bàyyi naa féq gi réew mi li ko yàq naa féq ci la bokk kenn du wax nag kenn du wax wéet nañu lool ci wax ji mais din ko konne di wax dañu bay suñu waar ndax gëm ne réew mi bàyyu kenn moomu ko ndayu kenn moomu ko sénégalais bu ne am nga ci wàll war nga cee bay sa waar impact mafia kaj bi nag moo leen jaaxal ba Macky Sall day tëdd guddi sax di gént réseaux sociaux saa bu waxee wax réseaux sociaux te réseaux sociaux rek lay wër foo ko fekk mi nga téléphone am di kaj yi lépp loo ci dugal xam na ko dégg na ko Ousmane Diagne da ngeen ko tooñ waaw xale yi jël une enquête bi ma war a woon bii passé def ci photo Ousmane Sonko est-ce que kooku mën na leen jàppee ay xale patriote duñu patriote de procureur dama ne dangaa taxawee wet dangaa jeng ba jaaxaan parce que xale yooyu jël une enquête def ci photo montage Ousmane Sonko mu def yaramu neen ñu ne c'est des photos nues yu Adji Sarr joxe xam nga ne ñooñu bokkuñu ci mafia kaj bokkuñu ci les patriotes lu tax jàppi woon ñooñu lu tax jàppi woon ñooñu waaye nag damay wax ak man xale yi jàppee seen bopp mafia kaj mot d'ordre laay wax Macky Sall vient de faire une déclaration de guerre en bonne et due forme Macky Sall vient de faire une déclaration de guerre en bonne et due forme par rapport ak ñi jàppee seen bopp mafia kaj kon dama jàpp ne lépp loo xam ne ñi ngi ko doon génne di ko weer buñ ci def benn ku nekk na ci def fukk parce que réew mi liñ fi xeex dafa yomb démocratie justice bàyyi tëje bi bàyyi raye bi bàyyi sàcc xaalisu réew mi loolu ku ci àndul dangaa jubul la riposte doit être proportionnelle ba ñu rendre compte ne Ousmane Diagne bi ñu jàpp amul njariñ maanaam Ousmane Diagne bi ñu jàpp teg ko loxo amul njariñ may artu nag procureur Ousmane Diagne est asthmatique Ousmane Diagne est asthmatique Ousmane Diagne est asthmatique xaw ma yenn condition de détention ngeen ko dugal Bokandé yow mi yor administration pénitentiaire
dama leen di wax ne leen Ousmane Diagne est asthmatique lépp lu ko dal ci kaso bi yéen yéenay responsable parce que jàpp nañ ne yéen rey nit du dara ci yéen. François Mancabou ngi ne ñu koy jooy ba tey parce que Macky Sall moom jàpp na lii régler problème mu Sénégalais yëpp mooy jàpp nit dugal kaso. loo dugal nit kaso di nga ko mës a génne te bu génnee gën a radicaliser wu contre yow. Macky yow lu tax mënoo wut jàmm yow lu la gars yi wan fii benn misaal laa la ciy jox ba ngay joxe décision ne pour ñu def sous contrôle judiciaire Ousmane Sonko xam nga loola ci jublu woon pour Ousmane Sonko bañ a def tourner ci diaspora bi parce que xam nga ne diaspora bi dañ la wan ginnaaw wàccu loolu nga ci doon tey jii Ousmane Sonko demul ci diaspora bi 2021 mars 2021 ba tey nga téye ko téewul élection législative yi ñafal ba mu saf-saf lan la woon ci diaspora bi kon nga xam ne problème bi du foofu xoolaatal sa bopp xoolaatal say nit gëmuñu lu dul xar fa fuufa ak i fétiche pour wan leen ne leen lépp loo leen di tëgg lépp loo leen di def xam nañ ko yëg nañ ko ñun dañ leen di yëddu parce que nga foog dañ toog ni croiser les bras déedéet dañ leen di yëddu jëlee ngeen Mauritanie sëriñ weddi leen indi ko fii Sénégal temps manifestation opposition bi indi ko fii Sénégal ne ko leen mu liggéental leen pour opposition bi bañ a marche boobu ñu reporté sëñ bi wax leen dama lay wax sax leen sëñ bi wax pour te dire na leen yéen seen biir sax am na nit ñoo xam ne ñu seen biir mais dañ leen jéppi sëñ bi ci boppam na leen defe naa daal marche bi opposition bi bëgg a def du am ngeen sar xole di tëb di dal saraxe ren di xar nag bëy lépp luy naaw foog ne loolu la woon foog da nga xamul ne degré de responsabilité bu ci nekk ci man ak samay moroom am na ay homme d'affaires yu wax man mii bokk naa ci ñu wax opposition bi marche bi teg leen ko ci suuf amul njariñ ndax boo leen fi génnee comme Macky Sall ni mu ko diggee den fi rey ay doomu sénégalais ba ñu jeex man bokk naa ci ñi wax ne marche bi nañ ko bàyyi ci suuf bonne volonté yi dugg ci wax yéen ngeen foog na nag way parce que sëriñ bi dugal fii génne fii dugal fii génne fii foog leen leen c'est mystique seen même sëriñ bi ngeen jëlee Mauritanie laaj ngeen ko si législative yi mu ne leen doo leen egg 90 bu góorgóorlu ba góorgóorlu 80 yu teg tuuti ngeen di am na wala amul sëriñ bi fan 50 millions ngeen ko fay pour te dina xam nañ sax seen xarfa fufa yi ngeen di def jëmale ko ci nit ñi di feebarloo nit ñi mu ne leen 80 te sax amu leen 80 en réalité Macky Sall yow xam nga bu baax a baax ne les résultats réels mooy 74 députés ngeen am 74 députés pile poil ngeen am voilà les vrais résultats loolu moo indi ngeen gonfler les chiffres de Fouta pour grignoter des députés ci proportionnel bi sàcc gu rëy yéen xam ngeen ne 74 députés passé wu leen ko 8 ci topp te ngeen gonfler ji Fouta sàcc gu rëy léegi nag seen sëriñ boobu moom ngeen di déglu parce que li ngeen di nas palais moo di noo leen di jàppee Ousmane Sonko au mois de septembre ak procès bi noo leen koy waaje boo leen paree ci loolu yéen a ngi jublu ci Barthélemy Diaz parce que Macky dafa ne même su ma nekkul candidat c'est tout sauf Ousmane Sonko en 2024 boo leen paree Barthélemy Diaz mais loolu ay pexe nit la
ay pexe nit la. Ana pexe yàlla? Ana pexe yàlla? Yàlla foo leen ko dugal ci mbir mi? gëmu leen ko yéen, mais ñun gëm nañ wax mu yegg sax yàlla la neex. te su may wax loolu waxuma ko pour patriote yi ragal wala dara. Au contraire, dama ne leen seen leader loo leen gën a mën a organiser wu, gën leen organiser wu, gën leen déterminer wu, waajal seen bopp bu baax a baax a baax a baax a baax, parce que Sonko da doon wax mortel combat. Bii c'est le combat final. kenn nay dund wala kenn nay dee. donc patriote yi foog ngeen jóg seen bopp. information laa leen di jox. pale loolu ngeen di tëgg. sëriñ bi nag moo ne xaar leen mu jox leen date beeg heure bu weer bu baax bi. loolu yëpp yëg nañ ko. beneen mbir bi ma bëgg a àddu. dama xaqataay reetaan man ba ma gisee Aïssata Tall Sall, Abdoulaye Daouda Diallo, Farba Ngom. Abdoulaye Daouda Diallo ba nga yore économie sénégalaise ba léegi musoo toog def débat bu sérieux ci département bu ñu la yor. politique rek moo tax ñu gis la nga génn. xanaa amoo xam-xam bi? xanaa amoo xam-xam bi? damaa reetaan xaqataay ba ma gisee donc ay ree jàpp ma xool ne waa ñii lan la ñuy def nii, lan la ñuy wax nii. oui dañooy stigmatiser li nga xam ne moo di kii Fouta dañoo wax lii dañoo wax lii dañoo wax lii Fouta di wax loolu. mais ay ree jàpp ma ay feni neen nag. ndax dem leen ngeen déglu conférence de presse Ousmane Sonko bi ne bu kenn tudd nit ñu dëkk Fouta. te ni responsable politique ñoo def seeni njuuj njaaj. kon bu kenn tudd ñu dëkk ca Fouta. sàcc gi ña nekk ca politique ñoo ko tëgg. ñu ne dañ leen stigmatiser. waaye yéen yi ba ngeen xëyee suba teel fii ne Sonko rebelle la. parce qu'il est de la Casamance, du stigmatisation. ba ngeen xëyee fii ne Guy Marius Sagna rebelle la parce que dafa nekk zone sud. ba ngeen xëyee fii ne ñi ànd ak Pastef bi yëpp ay rebelle lañ. amu fi. toogu leen fii ne séeréer yeeg tukulóor yi bu ñu votalee Macky Sall rek mu gañe. loolu du stigmatisation, loolu du ethnicisme. mais da ngeen koy fàtte parce que boo leen bëggee wax waxi dof waxi katak kay ni ànd ak ay Farimata Ba ndax lu na neex ngeen di wax. mais yàlla mooy àtte. da ngeen weeri nu géej sàcc gi dafa leer nañ. Abdoul Mbaye kenn gënu ko sérieux dans le traitement de l'information. L'ancien premier ministre, brillant banquier, c'est le premier ministre. am na poste bu mu def reprendre ci benn doctorant bu tudd Ndiaga Gueye bu joxe ay chiffres yoo xam ne mënu leen ko weddi. en 10 ans Podor mi ngi yokk a connu une augmentation de 80 248 électeurs en 10 ans. en 10 ans fukki atu yàlla Podor yokku ci 80 248 électeurs. population bi toll ci 60 000 yokku ci 60 653 habitants en 10 ans. électeurs yi gën a yokku habitants yi. nga comparé kook Dakar bi am une augmentation de sa population de 382 716 habitants. ñu ne Dakar 5042 électeurs dong fi yokku. déggu leen ma de. Podor ñu ne 60 553 habitants fa yokku. ñu ne 80 248 électeurs fa yokku. Dakar am 382 716 électeurs habitants yu fi yokku. ñu ne 5042 électeurs rek a fi yokku. Podor a ngo sàcc gaa ngo. Matam
amoon 100 931 électeurs en 2012 en 2022 mu am 152 229 électeurs pour une population de 283 976 en 2011 et de 368 601 habitants en 2021 mënul nekk sàcc gaa ngi foofu da ngay gis en 10 ans variation nombre d'électeurs Matam bi nekk ci 51 298 que population augmente ci 84 625 c'est pas possible li ñuy wax cartésien la demal Mbacké en 10 ans le nombre d'électeurs a augmenté de 85 985 pourtant population bi yokku na ci 396 920 habitants xoolal dañuy jël ay paramètres rek wan leen ne li ngeen wax lu ma bëgg a wax xeeb ko c'est du vol abominable ils le savent très bien toute honte bue ñoom xam nañ ko Macky Sall xam na ci boppam ne moom 74 députés la am mu tax waa Yewwi man Pape Alé li ma leen ñaan bu leen introduire recours fenn ndax balaa may dee saytaane yi di jaay républicain di jaay wax oui il faut respecter les institutions mais quelle institution incarnée par quel homme? Quand on parle des institutions, cela suppose de véritables institutions incarnées par des hommes dignes, honnêtes, qui ont le sens de l'honneur et de la morale. ñi xam ne dañuy dee te mu gaaw lool nag léegi nit ñu digne ñu honnête ñu courageux ñoo am le sens de l'honneur ñuy incarner lii nga xam ne ñooy incarner boobu institution yi nga am yaakaar ne nit ñi bu ma demee jox leen lii ma leen war a jox dina atte seen aqulaayu taalaa ndax gëm nañu yàlla gëm nañu dee waaye nga dem ci institution yi nga xam ne paa yi fa nekk dee leen dese mais c'est des jouisseurs de biens matériels kilo yàpp bu baax mënuñu koo lekk ndax seen santé maytu la waaye tey lañ gën a mën a jouir des biens matériels ko nga foog ne dina àtte dëgg kan moo am yaakaar conseil constitutionnel àtte dara loo xam ne gëm ngeen ne conseil constitutionnel nii bii ñu am on a de grands juges magistrats comme ni ñu ko xamee woon temps waaye Kéba may ay ponkal yooyu ñu am le sens de l'honneur ñu digne ñu honnête ñu am moralité ñu xam ne dañuy dee suba di sàkku wayu rafet bu foog na conseil constitutionnel bi loolu am déjà sénégalais yi faale wuñ sax conseil constitutionnel ah Macky Sall bu ko neexee mu tas ko son problème man dama ne il faut afficher un total mépris par rapport à ce conseil constitutionnel bàyyi leen nag ak seen conscience ndax déjà ñoom 7 juges yi rayagum nañ ñeenti sénégalais ils ont tué 4 sénégalais ban jëlee seen décision bi ñuy jël bu bon ba ndax lan Macky Sall la leen menacé jërul dugal benn recours il faut afficher un mépris total wan leen tekkiwu leen dara faalewul leen def leen lu leen neex yéen a xam tuutil leen sewal leen ne leen nous vous considérons pas comme des personnes qui ont le sens de l'honneur beneen mbir bi nag dafa simple dégg naa coow li tey ji ci réseaux sociaux yi député bi dina dem député bi dina rejoindre Macky Sall mais gars yi c'est facile
bu len fi nek di wax amna ñu jub ak Macky Sall bu yag amna ño xamne musu ñu am problème ak Macky Sall ni ngi def ni xam nga yagoon na len wax fi ne amna ño xamne dañoo créer parti politique pour am ben obstacle pour ku len laal ñu fogg na politique bi la après ñu mëna lek sen money lek sen xaliss mais li deug ba nek deug ma wax ko fi député bu taxaw wax li ngay wax ba pare nga dem xey and ak Macky Sall defal li ngay def nak mais amna liberté na jam nga amna liberté na traître nga dina def luma neex te ken du apprécier man lima def mënul nek ku ko def ñu ne jam nga traître nga sénégalais constaté et puis c'est très bien pour que Sénégal l'air on sait qui fait quoi ban camp mo nek camp mafio bi nga xamne ray nit paré lu ne dogu nañ ci pour lolu kon lamay wax rek te xama Macky Sall neena ko mom dama melni yalla lu xulo oy ba may ñew fi mbënd mi inondation yi te Dakar yépp inondé plan décennal 750 milliards def nga ko ci ya ko wax de régler nana problème mbënd bi ban dëkk ban capital dafa ne yalla nga xulu pont bi ma defar car rapide boy medu bi duggu ki ndox rombu fa rek pont bi mab goudron bepp mab yalla wan na man kenn duma jaay affaireu prêt yoyu defal li ngay def rek na pat kon dama ne benen mbir bi nak ma yewi walu protocole lañu signé liralon na len protocole bi leer na nañ lañu wax ci protocole bi defena suma ko yoré fi sax ma xol protocole bi amone protocole bi dafa leer nañ lañ wax légui nak buñu démé ba assemblée nationale on va constater kan mo respecté protocole bi ak kuko respecté wul buñu xolé lolu ba paré nak kuko respecté wul ñu ne la yow yaay traître yaay jam mu neex la mu nakadi la tay dom buñu rombé xamna papay traître la ñam ta jabar bu rigo xamna jëkëru traître la am say xarit xamna xaritu traître la ñam parce que gor ca wax ca sama mam ju bax ji seigne Abdullah dana na nit bu la waxé ren ba déwon ay cadeau mingo jëfëm jappal gorongo kon nek fi assemblée bi du fi calculer ak yoyu sax bay Macky Sall ak assemblée mais Macky Sall mu neex ko mu nakadi ko yalla atté nañu ak mom de toute l'histoire politique du Sénégal c'est le seul président de la République de Wade jusqu'à Senghor c'est le premier président de la République à être humilié dans des législatives lol nak nam koy régler waxna len may ay remaniement am ay choix ay nitam man duma ci top diaspora bi encore félicitations lama len waxone def ngeen ko wote ngeen tak ngeen ci rip xex ngeen li nak premier combat bi la dafa am yenen combat yu ñew xam yenen combat moy lan xar kanamu Sénégal lañ bëgg mu changer mu am démocratie am justice bo xamné juge yi dañuy am le sens de l'honneur di atté deug di ko tek ci kaw ay texte ay loi yu leer nañ duñ am ay xam nga dafa am général ak général duñ am ku ay ñi jité gendarmerie yo xamné ray nit lañ fi nekké ñi jité police ño xamné ray nit torturer nit lañ fi nekké lolu kuko fi def ñu atté la tek la ci yoon ñu denk la xalisu askan bi nga sacc ko lolu timit du fi jeex combat yoy lañuy mëne ak kuko mëna incarner néna len man xamna ma ben homme politique nga gëm xam ben homme politique la gëm ben xama kan ku wax yor jëf mu mengo
mais wax rek Macky Sall lan lañu waxul lan lañu waxul ouais, je vais faire entrer les corps de contrôle au niveau du palais, ils vont tout faire quand même lan lañu waxul lan lañu waxul lu ne tay ba mu tollo ci jëf mengo na kon man da nga fogg na man waxi homme politique dina tax ma japp ci non wax manal OK bien noté à l'œuvre je vais juger kon diaspora bi gatché ngalama yeen kontaan nañ ci yeen tarap bu baaxa baaxa baax sénégalais yépp nak def ngeen li ngeen wara def ñom sacc nañ mais yeen li ba gëla defay ré ngeen di gëlé résultat gëlé armée bi yépp takal leen sen affaire yu ñuul yoyu anti émeute yoyu ñuy dibi fo robu ci mbedd bi muy xéñ dibi ndax sen yaram yi ni togg muy xéñ dibi ndax ñom sénégalais topatowul leen faalewul leen romb leen ni di doxi sen soxla ma ngi andon nak sama auto ben ki manako xol ñi di dibi sen bop ci mbedd bi ñi dañem togi xexuñu de génné char yi génné lool nak xam wax na leen dafa am général ku def école de guerre xam yenn affaire yi nek un vrai général bu xex bu la joxe ay commandement ay gendarmerie ay police yoy da ngay xam ta de réflexion xam lan moko jar ak lu ko jarul xol fiche no koy analyser mais sinon boko xamul bu ne picc ngi né di ñew sax ngay indi char de combat ak ay blindé ak lepp Macky Sall rom na ba le passé buntu kër ci nga tek fofu am ben njariñ bu la nexé nga privatiser koñ bobu voilà fi nek ni ñun sénégalais heure lañuy régler suñu problème té di len ko régler bo xamné réew mi di ngeen ko tek ci yoon ngir yalla yonent bi wutal jam ni nitu fitte nitu to mais c'est pas vrai xalé yi nga japp pour lan ban njariñ libéré Ousmane Diagne mu ñibbi kërëm wax na len il est asthmatique lu ko dal yeen la di sante ñep di gërëm ñep di jéggalu defuñu ko won condition mais wax mo jotoon té ñu nekkon ci yenn bëre bi mëna won xaar ñu yëkëti kaddu yi rek jaglél ko sunu follower yi ñuy déglu ñu ñep ak famille bay ñep diko yaatal bu baaxa baax di sante ñep di gërëm ñep jërë ngeen jëf